étudiants ya ca commune bu Marsassoum appal nañu ay bés seeni maire bu dee débloqué wul seeni subvention ndax dañu ko soxla lu ko mooy dañoo fas yéene gàntanal doxalinu commune ba foofee ñuy jëfandikoo gasoil li nag di essence wala super carburant dinañu jàll dugal seen loxo ci poche ndax yëf yi yokku na ci jamono ji nag la ko tàmbalee tey mu ngi jar téeméer ak juróom-ñett fukk yu manqué ñaari dërëm syndicat transporteurs yi nag di ko naqarlu ba fu mënta yem góoraxuma nag jiite union des routiers du Sénégal ne daal li nga xam ne moom la gouvernement bi yëkkati ci ay kàddu ngir daal di expliquer ni nu mel moom loolee dafa tey xelam ñu wutale Koungheul foofe nag parti ya ca benn bokk yaakaar dañoo génn ca coalition ba li ko nag waral mooy liste départementale ba nam fa tëddee ndax am na kuñ fa def ab suppléant te foofe kenn xamu ko fa ministre Abdoulaye Seydou Sow nag lañ jàpp ne li yëpp moom la ñu sax dànkaafu ne élection yi bu yegsee dañoo fas yéene wooteel ñii di waa opposition bi ñaaral pàcc xibaar yi tàggat yaram ci technique bi Abdou Thiam asalaamaaleykum. dañ leen jàmm ci rajo bi ngeen tàmmu RFM dañ koy tàmbale ak accident bi nga xam ne am na ni ki démb ca commune bu Warxoox te département bu Linguère benn bakkan xot na ci fukki blessé ak ñeent juróomi nekk ci cas bu xaw a doy waar ab bus bu jóge woon Ndakaaru moom moo dal di mbëkk benn garab ci boori juróom-ñett waxtu ci ngoon ñi amay gaañu-gaañ ak jot nañ leen a yóbbu ca hôpital Magatte Lô bu Linguère. ak RFM kumba tàggoon ak yéen. étudiants yi ci commune bu Marsassoum ñoom appal nañu ay bés seeni maire bu dee débloqué wul seeni subvention ndax dañu ko soxla lu ko mooy nag dañoo fas yéene wàcc ca commune boobee ngir gàntanal liggéeyu mairie ba ñu amal nag démb seen conférence de presse ca UCAD maanaam ca université bu Ndakaaru ñu déglu Adama Tunkara moom mooy président amical ba ñu déglu ko ak Abdoulaye Diallo. suñu point de presse mooy informer opinion nationale ak internationale situation bu ñuy dund actuellement ak suñu maire bi Seny Mandiang ba tey nous sommes au mois de juin jusqu'à présent il tarde à nous donner nos 3 millions notre subvention qui nous revient de droit saa suñ ko laajee daf ñuy naan amuma xaalis mairie bi amul xaalis budget bi ñëwul c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent mënuñu ko comprendre saa su bu dee ñoom dañoo war a organiser ay fête de lutte moom quand il a ba mu gagné mairie bi ñaata millions la dépense ay concert la organiser rey ñaata nag bu dee loolu la dinañ am xaalis mais bu dee jox étudiants yi seen xaalis bu ndaw bu dul 3 millions jox leen ko par at amuñu xaalis inadmissible une semaine lañ ko may ci diggante une semaine bi bu ñu joxul suñu xaalis conséquences yu fay ñëw rek moom na ko assumer carrément parce que dinañ dem Marsassoum dinañ bloqué kenn oto du daw kenn du jaay marché école du tijji mairie du liggéey bu dee am na ñu war a def ay médiation nag léegi lañ ko war a def nañ def ay médiation bu deful médiation fi ak une semaine yi jeex bu kenn ñëw gis étudiants yi pour naan arrêter ce que vous faites ndax buñ ko dégg président dafa war a ñëw le 16 le 17 te président bu ñëwee ndax xam ni xanaa bu jaaree si suñuy néew ndax sinon duñ ko bàyyi mu dugg ci Marsassoum activité yëpp la ñuy interrompre tant que suñuy 3 millions jox maire bu Marsassoum nag jot nañu ko téléphone waaye ci jamono jile bëggul addu ci yooyu le tuuma ñu waxtaanee njëgu litre super di carburant dafa yokk la ko sax tàmbalee dibéer bii lay daal di tàmbale ndax bu doon jar téeméer ak juróom tey nag mu ngay tàmbalee jar téeméer ak juróom-ñett fukk yu manqué ñaari dërëm kon daal yokku na ñaar fukk ak ñett dina yokkute boo xam ne yokk boo xam ne ñii di syndicat transporteurs yi ñu ngi koy méttilu bu baax a baax góoraxuma jiite union des routiers du Sénégal ne ba tey daal mënul gëm ne li gouvernement bi wax mën naa expliquer li nga xam ne mooy ni essence bi yokkee ñu déglu ko ak Abdoulaye Diallo. xabaar la boo xam ne bii jot nañ ko mu ñu jaaxal lool te ànduñu ci en tout cas union des routiers du Sénégal du ci d'accord cadre unitaire du ci d'accord te xam naa ne ni mel ci ñun noonu lay mel ci bépp usager puisque c'est pas normal gouvernement bi génnegul benn waxtaan bu war a mën a convaincre nit ñi pour que ñu mën a accepter yokku super bi c'est pas normal tamit lépp lu war a nit ki da war a am une communication moo xam di nga convaincre baa bu doon convaincre mais jiite état taxul nga rek saa bu la xëy rek nga def lu la neex lu xam ne da lay arranger te doo sóoraale population ñun d'accord ñu tey d'accord ñu ëllëg parce que yokk nañ ñu ngi waajal yokk carburant bi super bi mais am na yeneen yokk aussi yu am ci biir réew mi mu mel ne nit ñi dañ ko accepté te bëgguñu ko lépp lu ñuy dundee yokk nañ ko lépp lu ñuy tabaxee yokk nañ ko maanaam Sénégal fa nekk ci période yu yokk lépp lañ koy yokk te Sénégalais waruñu xaar waruñu accepté loolu ñun nag li nga xam ne moom lañ am information en tout cas union du Sénégal moom du ko nangu cadre bi mu bokk tamit du ko nangu te xam naa ne du ci wéet Sénégalais yëpp duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg luñ ci war a wax dinañ ko wax luñ ci war a def tamit dinañ ko def c'est pas normal. ñuy jëfandikoo tali bi nag moo xam dawalkat yi wala ñiy dugg ci woto yi ñoom lii da leen metti muy nag nouvelle bu metti ci ñoom
particulier transporteur naka noonu daal wax li nga xam ne mooy seen njàqare naam sax xam nañu guerre baa nga ca Ukraine waaye nag ñuy daal yëgal doomu sénégalais yi ne nañu xaaraat nag njëgu transport bi daal di yokku na mu gën a métti sax reportage Maguette Sow. tey nii laa koy soog a yokku waaw. njëgu carburant bi dina yokku dalee ko ci dimanche bi jóge ci téeméer ak juróom fukk ak juróom benn litre super dina dem ci téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñett yokkute googu di lu monsieur Traoré di mettitlu moom moomu ñu fekk ci station service Soumbédioune di wax ni yokkute paas moo ciy topp. yokk moom fu mu am rek day métti lu jaroon a xaar la nag parce que problème yi am ci adduna bi mënoon nañ xaar lu mel ni am lu mu munti demee xam naa ne fan yi di ñëw transport bi dina yokk nit ñi dinañ souffrir. Lamine Ndiaye di xamle ni li dund gi cher rek dafa doy. defal ma plein du super bi rek a yokk lépp a yokk bu super bi ñëwee kay daa yokk wàcc lu yokkoon rek pouvoir d'achat sénégalais yi day gën a métti de xaw ma nag est-ce que état bi mi ngi jéem a trouver solution. président Macky Sall mu ngi ca Ukraine ngir waxtaan ak naataangoom boobu di Vladimir Poutine jëm si nu ñu yombalee ñëwu céréales blé waaye itam engrais fii ci Sénégal askan wi di am yaakaar ni carburant dina si bokk. Maguette Sow ñu wutale Sédhiou foofu nag ab lël jagleel ko soxna yi yëngu ci wàllu transformation maanaam soppi la ñu fay bay ca gox ba jublu ci nag fexe daal ba lépp luy autonomiser maanaam fexe ba soxna yi di mën a mënal seeni bopp foofu ca Pakao Cheikh Diaw moom mooy coordinateur comité d'organisation boobu ñu déglu ko ak Bakary Konté. lël bi nag avant ñu koy def jot nañu defal formation ñaari famille d'acteurs bi ci jiitu mooy détenteur d'obligation mooy ñi nga xam ne yàlla daf leen baaxee ñoom ay ndombu tànk yoo xam ne da leen di permettre ñu mën a di influer mbaa ñu am pouvoir boo xam ne dinañu mën a fexe ba droit yi ñu mën ko réaliser ak ñeneen ñi aussi mu di ay organisation féminine ay jigéen yoo xam ne yu farlu yu takku di liggéey ci wàllu transformation fruits légumes ak céréales di yëngatu ci organisation xool naka la ñuy lëkkalee ñaari famille d'acteurs yooyu ndax détenteur d'obligation yi mën a di jàppale ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi nga xam ne dañoo jànkantoog ak ay jafe-jafe rawatina ay méthodes yu ñuy teg seen kaw mais aussi lépp tam ñu fexe ba xool naka la ñuy mën a jàppalee sunuy doom sunuy jarbaat ñi nga xam ne ñi ngi ci biir école yi pour que li ñuy wax violence basée sur le genre mu mën a wàññeeku teggeeku bu baax a baax ci seen kaw ndax au moins ñu mën a leen jàppale bu baax a baax a baax lël bi nag ñi ko amal moo di donc benn organisation bu ñuy wax Equitas boo xam ne mi ngi basé wu Canada mais ci kaw loolu ñi ko jàppale fii ci Sénégal moo di RADDHO CLV ak donc tey ji ci lël bi dinañu fexe ba ci ay groupe de discussion wu jigéen yi di góor ak ay ndaw ñu mën a waxtaan mën a weccoo xalaat mën a mutualiser seeni expérience seeni connaissance pour fexe ba mën a xool à travers des recommandations naka la ñuy proposer ay solutions yuy tax ñu mën a jël en charge de façon très réaliste et très pratique et pragmatique li nga xam ne moo di les violences basées sur le genre en milieu éducatif. mu ngoog foofee ca Sédhiou juróom-ñeenti simili moo teg ko ci juróom-ñetti waxtu. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu wutali Koungheul parti allié maanaam ñi farek coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom dañoo daal di génn ci coalition ba li ko nag waral mooy daal foofee dañ fa investir ci liste départementale ba koo xam ne daal ab suppléant la waaye kenn xamu ko ca gox ba ci wàllu politique ñu nag joxati baaraamatu ministre Abdoulaye Seydou Sow ne lii yëpp moom la. ñu sax dànkaafu ne daal bu élection yegsee dañoo fas yéene wooteel ñii di waa opposition ñu déglu kër teeni kàddu El Hadj Top ak Omar Ndiaye. ñun parti allié nan ngeen bëgg ñun dañ ñëw pour jàppale APR waaye ñun duñ mën a jàppale ñoo xam ne jubóowuñu seen biir. Macky Sall yaakaar naa ne moom tam war na def ndànk si boppam bu baax a baax parce que man yaakaar naa ne xamul li xew suñu waxee ñu ne président de la République xam na li xew le président de la République ne sait pas ce qui se passe. parce que si le président de la République savait ce qui se passe dans le département de Koungheul et dans la région. woo na ki muy wax ne moom la yaakaar wax ak moom recadré ko. il perdra la région de Kaffrine et 85% bi ngay wax ak yooyu yëpp ay waxu caaxaan la. tey suñu demoon élection Macky perte. waxuma sax dañ ko day gagné par 50% xanaa xamoo gagné Koungheul 40% 50% sax baax na mais day perte opposition yeeg. te ñun ànd ak opposition tey situation bi ñu toll nii frustration yi nekk nii moo ñu gënal parce que ñooñu ëllëg dinañ ñu jàppale. Maître Assane Dioma Ndiaye moom dafa xotti dogal bi nga xam ne dafa jóge ca conseil constitutionnel gannaaw ba ñu jëlee rejeté maanaam ne nanguwuñu benn recours yu coalition Yewwi Benno Wallu ak Gëm Sa Bopp
Assane Dioma Ndiaye nag li tax mu yëkkati yooyu les kaddu ki ñu ko leeral di Abdoulaye Diallo. décision bi nga xamante ni conseil constitutionnel génnee na ko dëmb daal di rejeter ay recours coalition Yewwi Askan Wi Benno Bokk Yaakaar Gëm Sa Bopp ak Wàllu Sénégal kii di maître Assane Dioma Ndiaye àndu ci benn yoon ndax moom lu mu jàpp décision boobu day daal di détruire rek processus électoral bu Sénégal kii di njiit Ligue sénégalaise des droits de l'homme lu mu xalaat mooy décision boobu day daal di violer article 154 bu code électoral bu Sénégal moom lu mu xalaat mooy arrêté ministre warul féete ci kaw loi loolu nag nekk loo xamante ni mu ngi koy ñaawlu bu baax a baax ndax jàpp na ni day daal di indi Sénégal lu ñuy wax recul ci wàllum démocratie ndax sa Sénégal ba tey nekk na réew boo xamante ni dañ koy joxe exemple ci ay démocratie fii ci Afrique tax suñu dëkk bi reculer loolu la maître Assane Dioma Ndiaye xamle waaye tam lu mu ciy teg mooy Sénégal léegi parti politique ak coalition de partis politiques yi mun nañ dem élection daa di présenter benn liste comme ni ko Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi di defee ci élection législative yi di ñëw ministre de l'intérieur génnee na arrêté bi nga xamante ni Benno Bokk Yaakaar liste suppléant yi baaxul du bokk Yewwi Askan Wi liste titulaire am yi nga xamante ni Ousmane Sonko moo ko jiite baaxul narul bokk ci élection yi. Abdoulaye Diallo ña nga woon foofe ca Accra ca réewum Ghana di chef d'état yu nekkee ca bët ca sowu jant Afrique ngir nag waxtaanee lépp transition foofe ca Mali Burkina Faso ak Guinée ñett nag dëkk yoo xam ne daanaka ci jamono jile ay militaire ñoom ñoo leen a jiite gannaaw coup d'état yi fa daal di am waaye nag dogal liñ fa doon xaar dañ kaa mujjee dàq ba jëmmi jamono ñu waxtaanee BCEAO di banque centrale bu boole dëkku Afrique sowu jant am na gouverneur bu bees di doomu Côte d'Ivoire bi ñuy wax Jean-Claude Cassibrou moom nag la ñu tabb ci kuréel boobee di yëngu ci wàllu koppar ci Afrique de l'Ouest. tàggat yaram sport weekend ak Mal Junior Diagne. jàngeen jëf ñu daal di doore wàllu sport weekend ak ndamub Sénégal ci Aserji ca stade Maître Abdoulaye Wade bu Diamniadio Sénégal moo fa dóor équipe bu Bénin 3-1 la ko dóor. nu wéy ba léegi ci googule jongante déglu léegi jàngatub Aliou Cissé nekk entraîneur équipe nationale bu Sénégal gannaaw ndam li Sénégal am ci kaw équipe bu Bénin. oui satisfait parce que. am nañu mbégte lool am nañu mbégte lool ci ndam bi nga xamante ni Sénégal am na ko ndax daf li nga xamante ne lu baax la en tout cas pour moral équipe bi match bi nag préparé woon nañ ko ci ni ñu ko bëggee woon mais xam ngeen ni match yu mel ni ay match de fin de saison joueurs yi bu ñu yegsee dañuy sonn ba tax na daal dafa am liggéey bi nga xam te moom la ñu war a def ngir fexe ñu mën ko préparer ci anam yi gën donc gis nañ ko ñëw nañu wane nañ seen bopp dëgg nañ seen bopp wane fulla fayda amal football bi nga xam te ne moom lañ doon xaar ci ñoom en tant que champion d'Afrique donc mënuma loolu dul kontaan ci ndam bi nga xam te ne daal am nañ ko tey jii suñu digg ak ñi nga xam te ne daal ñoo di waa Bénin. on va obtenir surtout la victoire. gannaaw Aliou Cissé ñu dégtal leen léegi jàngat bi Kalidou Koulibaly def moom capitaine équipe nationale bu Sénégal bi itam am na lu mu gisee ci li xale wane wax itam jëm ci des nekk seen kanam. on est content d'avoir gagné c'était très important de bien débuter. li ci am solo moom def nañ ko li ci am solo def nañ ko moo di am ndam suñu dëkk ba pare préparer suñu prochain match mardi suñu diggante ak ñi di waa Rwanda daal di leen gagné bu ko daal defee daal daanaka dina gën a mën a leeral lii di yoon bi léegi nag c'est vrai que amoon nañu possibilité dugal but mais malheureusement voilà jotuñu ko dugal ñu dem ba ci biir gars yi jot kon bokk réduire li nga xam te moo di score bi loolu rek moo ñu ci soow mi mais sinon je pense que comportement équipe bi doon na comportement bu baax ma jàpp ni tamit c'est pas que le fait que ni équipe bu Bénin bi dafa jouer en infériorité numérique que yëf yi dafa yomboon parce que équipe bi nga xam te ne jouer en infériorité numérique maanaam ñu seen jour boo xoolee dañuy gën a solidaire xëy na looloo tax jotuñoo def différence mais bon ci ëpp solo def nañ ko moo di am nañu dem suñu diggante ak ñi di waa Bénin. Vous connaissez déjà donc y a pas de problème. yooyu le kaddu Soda Thiam mooy ki ko taataan Sénégal nag daal di jël place bu njëkk bi si poulam bi am taxawaay boo xam ne bu jaadu la Sadio Mané bindaat na turam foofa ci taarixu footballu Sénégal ndax léegi dugal na 202 but daal di romb kii di Henri Camara nekk joueur bi ëpp li mu dugal ay but te di sol mbubbu équipe nationale sa équipe nationale boobu sax dina amal jongante talaata ji digganteem ak Rwanda lay doon donte Rwanda moo waroon dalal Sénégal waaye jongante bi ci stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio lay amee ndax pàkk ya nekk ca Rwanda dañu ne yooyee pàkk homologué wuñu ko ñu daal di jàpp itam ni lu dal waa Rwanda moo dal waa Gambie loolu moo tax sax si Aserji ñu amal ab jongante ca Thiès seen diggante ak waa Soudan du Sud la doon Gambie nag moo ca mujjee am ndam Youssouf Bodian
teewoon na googu jongante. Gambien yi mënoon nañ dugal ci ñetteelu minute de jeu bi su fekkoon ne arbitre burkinabé bi jox na penalty kii di Assane Cissé mi ñu bumax ci surface bi waaye jiit yi daa di xaar ba ci arrêt de jeu première période bi kii di Moussa Baro daa di jox passe Abdoulaye Diallo mu daan gardien bu Sud-Soudan comme ci CAN bu mujj bi ki nekkoon joueur génération foot moo njëkk dugal ci qualification CAN 2023 pour Gambie mu doon ndam bu am solo ci gis-gisu seen sélectionneur Tom Saintfiet. xam naa ni du match bu yomb ndax stress bi day nekk fii toujours booy football match bu njëkk ci compétition rawatina ci qualification Coupe d'Afrique tamit Sud-Soudan nekkul équipe bu yomb dóor victoire bi moo ci am solo am nañ ko dinañu permettre rek ñu gën a concentré woo ci yeneen match yi di ñëw. ci match bi Gambie moo mënoon Sud-Soudan suñu sukkandikoo ci entraîneur am moom jàpp na ni équipe bu ndaw la yor di ko jéem a tabax Stéphane Henri Cousin. jouer contre la Gambie à l'extérieur et perdre un but à 0. football ak Gambie dëkkam mu dóor la lu xaw a logique la ci équipe bu mel ni Sud-Soudan ndax ci classement FIFA bi ñooñu raw waaye tam seen joueurs yi ñoo gën a xarañ suñuy bos ñooñu ëpp expérience internationale ñun suñu objectif principal nekkul rek qualifié ci Coupe d'Afrique bu 2023 waaye tabax équipe bu dëgër ci la bokk. la tête avec un match comme ça quoi. jiitu Gambie daal di am jàppale seeni supporters yu bàyyi ko seen réew ñu bëri lool ci stade Lat Dior bu Thiès. équipe bu Gambie samedi ci guddi bi dina fi bàyyi ko dem sa Brazzaville ngir daje ak Congo ci ñaareelu bëccëg bi Youssouf Bodian stade Lat Dior de Thiès RFM. Youssouf Bodian jërëjëf. Algérie tam door na équipe bu Ouganda ci Algérie 2-0 le match ba mujjee. équipe bu Niger moom itam dafa tëwu ak waa Tanzanie ku ne am nga benn sa kangu morom Namibie itam noonee la defee ak waa Burundi ku ne am nga benn sa kangu morom Mauritanie moom moo daan équipe bu Soudan 3-0 Gabon moo dem dóor RD Congo ca RD Congo 1-0. loolu mooy li gënoon a fës ci wàllu sport weekend jaa ngeen jëf nu yendu jàpp. jajëf Malal Junior Diagne bokk jàngeen jëf xibaar yi buur na gën na ca fës étudiant ya ca commune bu Marsassoum appal nañu ayu bés seeni maire bu dee débloqué wul seeni subvention ndax ñu ko soxla lu ko mooy dañoo fas yéene dem foofe ca maire ba ngir gàntal fa foofe liggéey ba super ñi koy jëfandikoo nag nañu xam ne yokku na ndax ci jamono ji la ko tàmbalee tey ji ci dibéer gi faw loxo domaat ci poche ndax dina jar téeméer ak juróom-ñett fukk yu manqué ñaari dërëm syndicat bu boole transporteur yi nag di ko naqala ba fu mënta yem Gora Khouma jiite union des routiers du Sénégal ne li nga xam ne moom la nguur gi jox ci ay leeral moom loolee dafa dalul xelam benn yoon Koungheul parti ya ca benn bokk yaakaar ñoom wala waa parti yooyee nekk foofee nag ca benn bokk yaakaar ca Koungheul ñoom dañoo génn ca coalition ba li ko nag waral mooy liste départementale ba foofee dañ fa def ab suppléante boo xam ne kenn xamu ko ci wàllu politique ca gox ba ministre Abdoulaye Seydou Sow lañ jàpp ne lépp